télévision Futurs Médias mbokk yi ñu ngi am mbégte dellu si ak yéen ci seen émission Faram Facce ni ñu koy amalee nag àllarba bu jot ci waxtu bi ñu am mbégte dellu si ci ak yéen muy émission boo xam ni ñu leen koy waxee rek waxtaani tolluwaay réew mi ci wàllu politique moom mooy li ko sabab ñu ciy dalal ñoo xam nag jàpp nañu ne seen xam-xam dina gindi askan wi ci tolluwaay réew mi ci wàllu politique am loolu moo sabab émission bi ñu leen koy amal en direct ci télévision Futurs Médias àllarba bu jot ci waxtu bi tey ñu am ci mbégte di ci dalal président Doudou Wade bokk ci parti démocratique Sénégal mbokk yi moom la ñuy recevoir tey ci seen émission Faram Facce ak télévision Futurs Médias président ñu ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay ziar di la nuyu. di nuyu téléspectateur u TFM yëpp. di nekk ci Sénégal ak ñi nekk ci bitim réew. di accepté ñëw ci invitation. di ñaan yàlla defal ñu ci sutura. amiin ba ñu wax ci sunu xalaat te teg ko ci dëgg. jërëjëf président tey gis nañu président Wade ci université libérale ci permanence ba. mu nekk génn boo xam ni gëj nañ ko gis nag li ëpp li ñuy gis daanaka dafay nekk ci résidence am rek toog lu sabab génn boobu tey. waaw xëy na sax dina arrivé que président génn. te nit ñi duñ ko yëg. doxantu dem fenn dellu si këram. démb tey nag li ko yóbbu foofu mooy l'institut libéral. benn institut la boo xam ne dañ ko defaroon am ku ñu ko dénk ci organisation parti bi. moo war ko doxal pour ñu war fa di jàngale libéralisme mais ensuite di fa former xale yi góor ñi ak jigéen ñi ci situation réew mi ci situation adduna bi ci dox bi nga xam ne moom la adduna di dox loolu dafa laaj jàng. njàngat boobu nag bi ñu defaraatee fi ñu ko def ci sous-sol bi ba installé ko ba pare ñoom secrétariat boobu dañuy soxla woon wax président ne commencé nañ seen liggéey ak moyens yi ñu am. genre école du parti la. passé na école du parti parce que école du parti benn affaire la mais ça c'est sur la formation du doctrine du libéralisme naka la lan mooy suñu doctrine politique naka la ñuy dundee ñun naka la ñuy xalaate yan principe moo ñuy gouverner loolu mooy tax ñu ci jàng ko ngeen toll. non du jàng ko xam nga jàng moom bés bu nekk la du wees. dëgg la mais jàng day évoluer. gisoo suñu sëriñ yi mag yi saa yu ñu yëkkatee kaamilu alxuraan dañu commencé fàttee di ko liir ak di ko tekkiwaat. parce que bés bu nekk ñu am ci njàngat bu wees. bés bu nekk ñu gisaat ci yàlla ci beneen façon pour ñu déggewul ak luy passé parce que yàlla ëmb na lépp ci àdduna te day ànd ak jamono. donc kuy bëgg a yore réew il faut nga ànd ak sa jamono. d'accord donc dafa dugg ci PDS New Look. ci réorganisation parti bii ni muy doxee. ak New Look waaw mën nga ko tuddee New Look mais réorganisation la parti nit day dox. day changer gis naa ne yéen sax yéen ñu commencé di ubbiwaat di defaraat di peinturaat. def yoon waaw noonu la. parce que boo ko deful ñeneen ñi def ko il faut nga jugaat taxaw te formation politique ak formation doctrinale dafa war léegi ci jamono bi ñu toll parce que ku amul xam-xam doo mën a def lenn li. waaw mais dama xool pendant des années d'opposition pendant des années au pouvoir tey ngeen bëgg a taxaw pour yëkkati loolu moom loolu c'est-à-dire loolu mu ci. non mësul taxaw amoon nañu kër boo xam ne fa lañ ko doon defee dañ ko luyoon mu mag boo duggee ci cour boobu fi ñu nekkoon boo fa duggee li ngay jëkk a def da ngay gis ay tur yu ñu affiché di nga fa fekk 600 wala 700 personnes ak seen ay tur ñooñu ñoo sampoon parti bi. donc loolu yàggul. mais après les moyens ne sont pas les mêmes ñu traversé situation bi ñu traversé ak difficulté yooyu am depuis 2012 ba léegi ñu daal di taxawaat nag am une organisation bu bees ñi ñu ko dénk ñoo démarré waat loolu. d'accord waaw voilà man de boo gisee ma dugal sax baatu New Look boobu mooy dama gis PDS boo xam ni dafa bëri ay nit yoo xam ni génn nañ ci ma gisaat beneen réorganisation boo xam ni président Abdoulaye Wade def na ko am ci cër boo xam ni jox na ko ci Karim Wade jox na la ko ci am ñoo xam ni génn nañu leen ci ba ñoom ñu gis ci seen bopp ba créer lu ñuy wax ànd suqali soppi loolu moo tax ma abordé noonu ndax da ngeen bëgg tabaxaat PDS bu bees wala da ngeen bëgg a indiwaat leneen lu bees. obligatoirement. il faut ñu def loo xam ne dafay méngoog jamono bi ñuy doxee. est-ce que dañu war a jaay carte comme ni ñu ko daan jaayee est-ce que dañu war a def militant comme ni ñu ko daan defaree ak lan ak lii xam nga doxin bu bees. mën nga ko tudd New Look bu la neexee. xam nga organisation bu nekk Pape dafa am ñu ci dugg ak nit ci génn loolu gënuma la ko xam. famille yi day am ñuy dugg di génn société yi day am ñuy dugg di génn mais génn nit génn ci société taxul société bi taxaw. mais parti nag loolu gënu ci. non noonu lay demee amul benn parti bu amul loolu ci àdduna amul y en a pas.
waaw mais mën na ci am mais du ci par exemple parti moom li nga xam ne moom lañ ci gën a dégg mooy addition mais pas soustraction. amul benn organisation sociale. waaw boo amul addition soustraction amul multiplication amul yàlla noonu la bindee àdduna amul benn fi ñu nekk nii rek am na ñu fi miinoo nekkatuñu fi mais dafa tere ñuy doxul yéen a ngi peinture di tabaxaat di demaat pour wane ne yéen a ngi fi ñeneen ñu ngi jéem fenn. man ay départ rek laa fay dégg. ci PDS non maa ngi lay seedeel ne jot naa benn document bu ma yónnee tey su président de la République ci ay nit yu jóge fi pas nekkuñu fi gëj nañu Sénégal ñëw pour fii gis naa kenn koo xam ne kii du ma tudd turam mais bu ñu génnee ma wax la ko jege na la lool xëy na gisante ci fan yi ak moom nekk fi woon double nationalité am nationalité mauritanienne ak sénégalaise jóge na tugal bu jàkkul ñëw Sénégal pour liggéey si bi mais bi mu ñëwee 1er janvier 2019 dafa mën la jox lettre am pour adhérer au parti te pourtant papaam député mauritanien la donc am nañ ko. les arrivées ñu ngi ñëw dem bi mu ngi dem donc loolu il faut que mu am. dañ koy nangu. d'accord am na. d'accord ni mu amee nag ci kër am ci association am ci football am ci équipe noonu la amee ci parti. d'accord alors modernisation boobu yeesal boobu ak defar bi ndax mën nañ ko defar ak Abdoulaye Wade ak Ajam ak génération par exemple toujours mu jiite bopp parti bi est-ce que mën nañu defar lu bees ci lu màgget. non du defar ci lu bees ak lu màgget Pape man bi may tabax kër mag laa woon bi may jënd kër mag laa woon mais sama papa ngi woon sama wet moo mën a defal lii am naa doom boo xam ne mag la am na jabar am na ay doom dafa taxu mais maa ngi ci këram di ko wax nii la ak nii la ànd loolu mooy accompagnement dafay mën a nekk nit boo ko yoree da ngay dem di ko won dara. di ko won di ko joxoñ mujj gi nag da ngay ànd ak moom ba foofu ngeen di àndi dem ba mu miin ko après nga bàyyi ko mu demal ko moom kenn fi ñu toll nii suñu parti dañu am secrétaire général national amul at bu ñu ko jox at amul at bu ñu ko utal at créer ko ay droit yu bees wala règlement intérieur suñu règlement intérieur moo joxe te gisuma fenn fu ñu ne warul mën a jiite parti bi surtout que li mu ci man mënuma ko sama morom mënu ko li mu ci yéene man mënuma ko sama morom mënu ko li mu ci def ci doole ak ci alal keneen mënu ko ñun mënuñu ko ñi fi nekkoon ñun ñëpp ak ñun ku ciy def dara ci moom nga jublu ak loo mënti am boo yoree maire yi boo nekkee ancien ministre boo yoree xaalis boo ko dencee boo ko dencul ci moom nga ñëw mu joxe ko. waaw man président Doudou Wade loolu jaaxal na ma parce que soo ma waxee nii li mu ci mën kenn mënu ko ci li mu ci yéene kenn yéenewu ko ci man loolu dina ma jaaxal ci parti boo xam ne yàgg ngeen ko ànd yàgg ngeen ko def ak agam toujours ngeen bëgg a wéeru ci moom toujours ngeen bëgg a wax ni moom la ñu yaakaar toujours ngeen bëgg a wax ni li mu mën mënuñu ko mais loolu ba kañ. waaw mais Pape ba kañ. est-ce que dañuy tere ko yaakaar mag waaw bàyyi leen ñu yaakaar suñu mag ngeen yaakaar seen xale moo gën a noppale. ku nekk na yaakaar li nga bëgg nga téye ko ñun ñu téye ci li ñu téye gis nañ ci ñun njariñ. te Sénégal bés bu nekk ñu won ñu ne gis nañ ci njariñ ñaata nit ñoo nekkoon ci Ablaye Wade. génn ut siwaat ko ñaata nit ñoo nekkul woon ak Ablaye Wade ut si ko tey ñaata nit ñoo ko xarab ñëw ne ko dañu juum. ba tey. ci communiqué bu ñu génn. baalu ko àq. mais est-ce que ñoom daf leen dàq dafa xam ne dafa bokkul ak ñoom gis-gis. am na lu muy gis te ñoom gisuñu ko wala fi dañuy wax ne xale dina yéeg du gis mag toog fi mu toog gis lu sori. nañ ñu bàyyeeg suñu mag ñu dund ak la sagesse africaine mag loolu lay jariñ. d'accord ko am sa papa nag ak sa maam ak sa kilifa gu mag. mën nga ko sànni mbalit. mais ñun suñu bos téye nañ ko boot ko. non am na ñu dul sànni sax mbalit. waaw mais dañ koy yóbbu mu noppalu ñu am leneen lu ñuy dégg seq ak moom lu dul di ko jiital ci lenn loo xam ne politique la mais pas sànni mbalit. mais xam nga politique mooy. pas sànni mbalit kenn waxula sànni mbalit. doucement rek waaw non mais xam nga boo bëggee waxee noonu. waaw xam nga du ma dugg ci débat boobu. ok xam nga mag. dañ koy jariñoo. xam nga Ablaye de gisoo ko fenn. te mais mu ngi ñuy jariñ. bés bu nekk ñu jàng ci moom loo xam ne lii ay la yéwén jàpp ñu ko woon wala dañ ci juum maa ngi lay seedal sama borom du waxuma damay wax ni saa yu ma toogee ak moom gis doxalin boo xam ne bii wala lu ma naroon def xam ne au fait sagesse mooy tax may wax. muy wax ma daal di koy jël fas ko sama la fu pendal bu ëllëgee ma doxe ko. mag dañ koy sàmm. d'accord dañ koy jariñoo d'accord mais est-ce que aussi du indi blocage vraiment ci champ politique bi parce que ak agam kenn mënatul wax dara jëmale ko lu wax xam nga dafay nekk gros mot est-ce que du indi jafe-jafe
ci vraiment ci wàllu politique ci Sénégal parce que ak position bi mu nekk jiite parti politique li nga mën a wax Macky Sall mënatuloo ko wax li nga mën a wax Ousmane Sonko mënatuloo ko wax est-ce que loolu aussi du indi problème lu mujj li dégg nañ li jóge ci kilifa bu Y'en a marre indi na coow indi na toole est-ce que façon yooyu du indi jafe-jafe ak moom. xam nga loolu man jàpp moom xam nga lu ma jàpp gis naa organisation xale yooyu nga xam ne lu nekk la ñuy def ci Ablaye contre Ablaye Wade. ñu ñëw toog ak moom ne dañ lay laaj si xalaat ne ko def nañu lu nekk pour jëlee la fi xeex nañ la façon xeex bu nekk. lu nekk wax nañ la ko. nga muñal ñu ko. ki fi nekk mënuñu ko muñal. te jàpp nañ ne bu ñu yëgoon lii ñu defoon ñu duñ ko def. moo tax léegi ñu lay laaj fan la ñuy aw. mais loolu jar na ko ñun loolu reconnaissance boobu ak dellu gannaaw boobu nga xam ne nit ñi dellu nañ ko xool ko beneen bët muy bët boo xam ne bi bët bu ñu teg la amul ko ko waxul. am na ñu xam ne ñi ay candidats lañu aux élections dañu ne Macky Sall Idriss Seck wax na fi ne Macky Sall li fi mu waroon teg Abdoulaye teg ko fa donc ñoom ñëpp bu ñu àndee teg ko ci ñun dañu koy sant yàlla fàtte lu ñaaw la ñu ko waxoon. fàtte ko. d'accord mais ci li ma wax est-ce que du nekkul koo xam ne nag indi na vraiment blocage ci wàllu politique. ci blocage fan non li ma bëgg a wax mooy. non du bu dee suñu parti ñu ngi koy tegaat ci yoon ñun ñu koy dund tey ñu ngi yëg ne mu ngi teguwaat ci yoon ñun ñu ngi koy yëg ñeneen ñi nag ñoom ak seen parti bu ñu dàppee ne ñoom loolu moom dafa ñuy sonal ñun loolu sonaluñu du dëgg. nit mënul xam li mu reere bëgg ba xam li keneen reere ñun lii doy nañu. d'accord. ok président Doudou Wade bari na nag loo xam ne ñu bari duñ ñu ci mën a tontu te bokk ci PDS muy mbiru Karim Wade. mais yow parti boole na leen deret boole na leen. ndax mën nga ñu wax tey ci lan la nekk. mais loo xam ni vraiment dinañ ci mën a teg loxo wuuteeg li ñuy faral di dégg. li ngeen di faral dégg mooy lan. waaw mais li ñu dégg rek loo xam ne du ci dara du ci leer ci ñun ci mbiru Karim Wade. dama bëgg nga wax ma ci rek ci lan la nekk Karim Meïssa Wade. waaw mais xam nga Pape man fi ma nekk nii. génn naa sama kër xaw ma sama doom ci lu mu nekk. loolu taxul may wax mais loolu xam nga nag yéen non loolu président loolu taxul may laaj dama bugg waaw dama bugg bi nga ma posé question. ma indi loolu tegal la ko ba pare pour wax la fi mu nekk li mu nekk. waaw te lu ma nekk nag bu ma la ko waxee doo ci teg baat doo ko dindi parce que mën loo ko dindi. loolu tam dafay neexal waxtaan. politique a tax may wax. waaw ma ne vraiment. waaw parce que su fekkee lu privé la taxul may wax. ci lu ma ne waaw xam nga politique. waaw yow leer na la Karim Wade dañ ko fi génne bëccëg. ok lu loolu leer na la ñaata nit. ñoo fi génne ci kaso ko fi génne dañu ñoo fi génne fii ci kaso bi fii. waaw ñu bàyyi leen ci arrêt car bi ñu jël ko dem guddi. Barthélemy Dias mënoon nañ ko rey ci mbedd mi dañ ko bàyyi mais kii dañ ko jël indil ko passeport dugal ko ci avion yóbbu ko taxal ko yóbbu ko dañ ko exilé dañ ko déporté. te amul consentement. mais amul consentement. amul consentement mais wax na ko loolu. ba mu demee am une semaine yëg nga ko bind nañu wax nga ko sa télévision mu ne condition yi ma fi jëlee loolu passé nañ ko. yëg nga ko yow xam nga ko dégg nga ko. sa morom dégg nga ko wax neen ko seen télévision xanaa fàttewu leen ko. mu continuer di def ay procès sur le plan international fu mu dem gañe fa ba bi ci mujj sénégalais yi demoon wax ne effectivement nangu nañu ne yéen comité de travail li ngeen wax ak seen protocole moo ëpp doole suñu constitution ñu ngi fexe nuñ ko dédommager pour mu ñëw. wax nañ ko ñoom dañ leen dàq. pas dàqu ñëw mais dañ leen génne ca la ñu nekkoon. moo lay wan ne que ñu ngi dëgg ak ñun dëgg yoon wi dina yàgg mais dina ñëw donc loolu bu ko amee ba pare mais day xaar. situation bi réglé mu ñëw dina ñëw mu ngi ci jàmm. mu ngi waxtaan politique. mu ngi seet politique. mu ngi seet ni réew mi doxee. mu ngi ci am ay xalaat. mu ngi ci am ay information yu bari yu wóor yu tegu yu mu téye. mu demoon ci loolu la toll. ok waaw mais comme militant la. te sunu candidat la. mais du sunu secrétaire général national nag du sunu kilifa ilifuñu. ki ñu ilif mooy président Abdoulaye Wade suñu secrétaire général mu ngi fi di joxe ay instructions ñu ngi koy topp di liggéey. d'accord waaw d'accord mu ngi xaar aussi révision procès. waaw loolu parce que loolu la yoon tëral fi mu nekk nii. bi ñu génnee Dakar génn CEDEAO génn fi ñu génn yëpp avant ñuy dem commission des droits de l'homme parce que moo ci tegu comité international bi wax na ne dañ ko tooñ waxul sax ñu reprendre procès bi dañ ne. nañuy réviser acte d'accusation ba maanaam boole ba ca boppam moo normalul
sëy boo xam ne can gi baaxul maye bi baaxul ilimaan mayewu ko papa d'accordul yaay d'accordul sëykat bi d'accordul mooy amul acte d'accusation moo bon ñun d'accord nañu pour ñu waat ko ubbi procès buñ koy condamné ñu condamné ko ci yoon ñu atte ko ci yoon condamné ko ci yoon. d'accord nañ ko attewaat ñaanuñu nañ ko attewaat atte bu aw yoon condamné ko ci yoon buñ koy condamné wala ñu libéré ko ci yoon. d'accord est-ce que dina yomb lu mel noonu. kooku xam nga ci ku mu dépendre ci nga ki nga xam ne tooñ na ba àdduna bi yëpp ne ko yow tooñ nga. état du Sénégal la état du Sénégal moo signé protocole moo yónni ay ambassadeur am ak ay magistrat am ñu dem toog yéen a ngi leen di gis 6 heures d'horloge ñu nangu ne protocole bi moo féete kaw sunu constitution nangu ne tooñ nañ ko nangu ne ñu ngi seet nuñ ko dédommagé déggu leen ko waaw bu jafee si ñoom la jafe mais jafewul ci comité de droit am jafewul ci parce que yoon du jafe. waaw mais xam nga ni réew mi tam dafa am ay juridiction bi indépendante. réew man Sénégal. waaw loolu xam nga man xam naa ne réew mi am na ay juridiction. waaw xam naa loolu. atte na ba pare. waaw ma ne réew bu atte am na mais Pape dafa am ce qu'on appelle le droit international. droit international dafa am droit international moo tax ñu jël suñu soldat fekk réew mu am élection ñu dem xeexi ba jël kenn teg ko fa. droit international moo tax CEDEAO dugg ci Gambie proclamé élection Cour suprême par exemple ñëw seetaat ko. droit international boobu nga xam ne ñoo yóbbu démb CEDEAO moo waxaat président Macky Sall ak Sénégal xoolaat leen procès Karim Wade loolu leer na Pape amatul problème am na ñu ñag ñoom jafe-jafe pour def ko. am nañ ci jafe-jafe xam naa ko mais yàgg naa wax ne Macky Sall am na lu mu bëgg mais ñemee. ban jafe-jafe lañ ci am. ah mais buñ ci amuloon def ko. non da nga ni xam nga ko. waaw mais mooy jafe-jafe mu ngi noonu jafe bi mooy nangu ne tooñ na ak a jafe maa la tooñ baal ma Pape yombul dafa jafe ci nit lu jafe ci nit la tooñ naa la baal ma yombul fi ma awoon njuumte la damay wàññeeku yombul nit dëgg moo koy mën. d'accord xam nga nekk di ci dellusiwaat moom beneen mbir la moo tooñ moo tooñul CREI lañ ko àttee juridiction boobu nangam loolu liñ ci waroon wax yëpp wax nañ ko ci daanaka li ma bëgg ñu ñëw ci wàll boobu mooy ndax loolu mooy source problème diggante PDS ak président Macky Sall. mais parce que li tax ma laaj loolu mooy dama fi déggoon ab juboo ci seen biir. boobu ci diggante Abdoulaye Wade laa bëgg a wax précisément. waaw d'accord moo tax ma bëgg nga préciser. non dinaa préciser. parce que macha allah yow laay waxal. Abdoulaye Wade ak Macky Sall ñu joxante loxo. ñu dégg ci njort ci juboo ci seen diggante. ñu doxal ba ci yàgg ñu gisaat leneen lu wute ak loolu. ñu ngi dégg aussi ni problème bi du lenn lu dul président Abdoulaye Wade dafa bëgg ñu réviser lii mooy procès Karim Wade te loolu nga ni am nañ ci jafe-jafe est-ce que du loolu moo indi. li ñuy gis ci seen diggante mu nuru ni réeroo amaat na ci. encore une fois bu ñuy jaawale révision procès Karim Wade jiitu na la rencontre de Massalikul Jinaan dafa mas a nekk suñu revendication bu yàgg dernier acte bi ñu posé mooy le 19 mai 2019 la jigéen ne acte wax ne dialogue bii di ñëw bu fekkee ne ñun bëgg nañu bokk ci ñetti conditions yi benn condition bi révision procès bu ngi ak libération Khalifa Sall loolu am na. donc loolu moo ko jiitu revendication yi moo jiitu lii revendication boobu problème Karim Wade tooñ nañ ko dañuy wax li droit international bi wax moo jiitu lii am nii le 27 septembre 2019 jëf la bu xalif général de Mouride teg woo ci Ablaye Wade woo ci Macky Sall moom sëriñ bi xalifa bi woo ci taalibe bu tudd Ablaye Wade woo ci président de la République Macky Sall Ablaye Wade wuyu su ko ci contexte condition boobu wuyu su ko ci contexte boobu mu joxe ndigal mu aw ca ndigal la du conseil du waxtaan du diisoo ndigal la lu mu topp loolu moom dama koy bàyyi Ablaye Wade ak sëriñam ak ndigalam. président Doudou Wade dafa nank rek arrête muy benn bi ci des problème mu Macky Sall nga koy laaj. ba ñu waxantee ba ànd ba génn ba ñëw Ablaye Wade la mu waroon def na ko moo ko mag communiqué ba lu ñu wax
mu ne nee na ko dina ko ñëw seet si d'accord Ablaye moo jóg dem seeti ko Ablaye da jóg ak magam ak atam ci li sëriñ bi def jóg seeti ko ba mu fa génnee ba léegi dégg nga mu wax est-ce que dégg nga mu ne nangam Macky Sall rek ngeen dégg barkaati dem mu ne nangam ak nangam mais déggu leen Ablaye di wax moonte moom comme déggu leen mu wax da ngeen di jàpp mu nga tënku fa mu tënku woon ca kaddu ya mu échangé woon ak sëriñam fa la yem. président man ci sa biir wax dama ci dégg nii Ablaye Wade li mu waroon def na ko Macky Sall moo deful li mu war a def. non yow yaa dégg noonu. bu la neexee loolu laa déggee man nag ma bëgg a laaj ndax noonu nga waxe ma ne waaw ndax noonu nga bëgg a waxee man noonu laa déggee. mais dama lay laaj. da nga bëgg a wax ni li Abdoulaye Wade waroon a def na ko Macky Sall moo deful li mu waroon a def. defagu ko. waaw loolu def ci bokk réviser procès Karim Wade. non wax encore une fois wax naa la ne révision procès Karim Wade revendication PDS ak Abdoulaye Wade ak Karim Wade booba temps Massalikul Jinaan pareegul. leer na déggul tamit li nga waxee leer na dégg naa ko. loolu leer na pareegul. léegi eggaleel nga ni Macky defagu ko. foofu nga mais Macky Sall wax na leen ko barki dem nee na waaw nangam dinaa ko seet. diggoon naa ko dem fa demaguma diggoon naa ko defaguma ko. diggoon naa ko defaguma ko moom mu la wax. xëy na mën na bett Ablaye parce que Ablaye dañ ci ndigal la tënku mais man bu ko Macky Sall defee bu ko deful yëpp laa yemale parce que yaakaaruma ko loolu ci moom ay waxam pour ma gis ko il faut ma jàpp ko loolu yàgg naa ko wax fii. d'accord mais dama bëggoon xam rek wax nga ma ni ma loolu mooy li nga xam ne lu ñu maanaam Abdoulaye Wade la mu diggante woon ak Macky Sall def na ko Macky Sall moom defagu ko. la mu def ne xam nga ne dinaa ko dem na seeti ko dañ leen boole woon di jàppante leen. kii na ko jàpp comme papa kii na ko jàpp comme doom ñaari président de la république te loolu aussi anormalité la woon lu waroon am la Sénégal rek nga gis président de la république bu fi toog ba jóge fi ki la remplacé ngeen toog juróom-ñaari at gisu leen tey bu benn nit daanu woon ca Paris sëxat am lu ko dal mu nekk un problème national Sarkozy ak que la ñoo jiitu fële bañ leen wooye ñëw wuy si gis nañ ko ba sonn mais amul anormalité la il faut que ñu d'accord ne réew mi kenn mënu ko ma yor loolu kenn mënu ko yore ku ci par rek ñu jël la gas la suul boo bindee tàggee ci rajo bi sax ñu ne kenn du wax sa tur déedéet du sotti réew mi ñi ci nekk dañ ci am cër ñi nekk ci biti dañ ci am cër ñi nekk ci biti te yoroon ko dañuy amal cër ñi nekk ci biir loolu mooy réew te loolu lañ laaj ñu leneen te loolu du tey bi Ablaye Wade génnee la wax yéen jàppale leen Macky Sall loolu leer na jàppale leen ko loolu la ñuy def bundu xaataloo ñu ko mais moom ñu ne dañuy sàcc ay chaise dañuy sàcc ay nangam la mais loolu passé nañ ko dès l'instant que loolu passé nañ ko ba ñoom ñu joxante loxo dañuy xaar rek ba xam ñoom fu ñuy muyee seen tur mais ñun suñu revendication la wax ci Karim Wade ak le respect des droits dañ ko laaj te jógewuñ ci. d'accord waaw. Président man bëggoon naa xam revendication bu toll noonu ci révision procès nga bëgg a toog rek ci sa salon wala toog naan dama koy laaj dama koy xaar mais am na foo ko teg parce que boo ko teguloon fenn ci ñu may la ko boo fekkoonte ni da nga ko soxlawuloo ko pour ñu may la ko mais au moins di nga am benn di nga ko xeex. di nga ko xeex di nga am beneen anam boo ko jotee bu dul naan non lii ak toog di xaar. Pape xam nga xeex façon yu bari la ba suñu jóg ci xeex bu dee xeex rek lu ñu mën la bu dee xeex rek lu ñu mën la lu ñu xam la xeex dafa bari façon. est-ce que doole jaa ngi fi ba tey. non attends xeex aussi doole. waaw da nga defee ne xeex doole rek la. waaw mais xam nga xeex mu ngi ci ay façon yu bari doole xel la aussi. parce que xeex moo ñu may tey ñun ñi nga xam ne dañu doon saaga ak dañuy wax lu nekk ñëpp dellu si wàññeeku gannaaw jubluñu intelligence su combat politique la moo ko indi li tax ñi ñëw di seet si Abdoulaye Wade di ko laaj ay conseil ne ko nangam ak nangam loo ci xam loolu la li tax ñi ko doon ñi ko contrôle ñëpp bu ñu génnee ci Macky Sall wala ñu mer ci moom la ñuy jublu combat intelligent la loolu nag dafa am fu mu yem dina dem ba nga xam ne adduna bi yëpp dañuy xam ne ñi xaar na xam nga nit bu toogee ba xaar ba ñëpp xam ne li mu waroon xaar na te ki mu waxoon am na mu def bu dara jubee da nga koy xam loolu toujours adduna bi wane ko dans les pays partout ci adduna bi ba ci li nga xam ne sax moo xew suñu sous région bi wala moo xew fan yi Sénégal nit ñi dañ dem ba sës dos au mur nag léegi li ci des mooy mënatoo reculer avance rek ngay avance da ngay avancer loo ci am jël. su ma la déggee mooy xam nga xeex bi ma lay wax mais da ngeen a pareegul ci loolu. da ngeen nekk ci beneen. non Pape xam nga ne man nag attention du ma yoruma pétaw de
dama pitaaw kat il faut nga wax ma lii. mais xeex bi nga xam ni xeex bi ñu xamoon ak PDS. waaw mais xeex bi xam nga pour la résultat yi ñu am nii est-ce que yow jàppaloo ne yow ñu bari ci àdduna bi man du ma la wax yow mais nangu nañu ne ñun dañu tooñ àdduna bi nangu nañ ko Macky Sall sax nangu na ko à mi-mot ba wax ko ci France 24. dégguma ko. waaw nee na man dégguma ko. nee na situation bi maye ko mu def ko mais après les élections dina ko amnistier moom amnistie la tudd. waaw wax na ko wala waxu ko. amnistie waaw. waxu ko. amnistie waaw très bien. waxul révision de. non déggu li ma la wax. ma ne moom fa déggu li ma la wax mooy jafe-jafeem xam nga jafe-jafe mooy seet ban yoon ngay aw. xam nga ban yoon ngay aw amuloo ko am na yoon mais am na yoon boo xam ne bugguloo ko da nga defee da ngay faible. d'accord. mais mu ngi si umutu yoon. donc loolu moo ko donc loolu. ñun ñu ngi xaar. ne parti di xaar. d'accord dina am bés dinañ taxaw. d'accord amnistie boobu nga wax mënul nekk seen plan B. pour plan B Karim wu kan PDS. non non vraiment Pape bu ñu laaj loolu ñu laajul. damay mais man may laaj man. waaw dama ne ndax mënul Pape la nekk man kay laaj damay laaj rek. waaw dama la expliqué Pape xam ñun. ñun dañu am xaru Tabaski mu rëy bu am béjjën laadum bu baax bu fort nga bëgg ñu jox béy bu ndaw ñun li ñu am moo ëpp loolu. pourtant dina tabaski de béy. non oui mais du béy du tabaski. tant que boo amul xar. soo amul xar waaw. waaw mais ñun am nañu xar. loolu tax ma wax la loolu. boo amul xar comme soo amul loolu la dafa naan comme ñun am nañu xar. am nañu communauté internationale bi wax nañ ne dañ leen tooñ. dellu leen gannaaw xar mi animu. may mu tuuti rek xar mi animu. mooy loolu le droit international le groupe de travail la CEDEAO le comité de travail des droits de l'homme la communauté internationale loolu la ñu wax loolu doy na loolu kenn du ko am duut leneen moom nag moo xam ne moom ak tëggal guyam. à défaut amnistie bëggu leen. déggu li ma la wax li ñuy laaj jiitu na loolu li ñuy laaj yoon moo ko teg xam nga ñun dañ ne nañ ñu def li ñu yoon jox mais adduna bi mais gënul dara gënul yomb loolu. Pape dañuy diggaale man ak yow jox ma li ma yoon jox bu ma may mais Pape man lu ma jox li ma yoon wax ñaan naa ne li ma yoon may yow bu ma may mais li ma yoon may man bu ma ko xañ. d'accord. loolu rek la jeex na. loolu kon ci xeex bi aussi moo leen génne ci dialogue yi. xeet la ci xeex bi. non dialogue bi demeewul noonu. xam nga Pape il faut ñu respecter aussi chronologie des faits. dialogue laa la wax ne bu fekkee ne am na Sénégal wala ñu di ko tudd dañuy jàpp ne ci deretu PDS la nekk dialogue bu dul dialogue nañu ko ci réew mi. président man dialogue bi lay wax. waaw même waaw dafa nànk rek il faut nga xam ko lan moo ko waral. waaw. xam nga Pape am na loo xam ne bu ko nit di def bés bu nekk saa yu xew mu def ko jikkoom la wala aadaam la lu dëgg sunu aada la dialogue dafa nekk sunu aada tëj nañu ba at Sénégal yëpp xam tëj ñu dialogue nañu dugg ci gouvernement génn ci dialogue duggaat ci gouvernement génn ci bëccëg lañ koy def donc dialogue bi bu yàgg la ñuy wax ne d'accord nañu ci dialogue benn mois de mai 2019 la ñuy wax ne dialogue national bi ñuy wootee pour ñu dem ci dafa am ñetti affaire wala ñeent ñu war a def lañ fay def buñ ci paree nuñ koy def parce que dafa am ñaari dialogue yu rëy yu fay am te lañ fa génne amatul njariñ dañ ko sànni ñaar Aly Ngouille Ndiaye du ko jiite ñett dañuy libéré Khalifa Sall ñeent dañuy seetaat procès Karim Wade ñeent yooyu lañ tegoon ba ci communiqué bi nga xam ne génne nañ ko bi nga xamee ne bi ñoom ñaar daje nañu évoqué nañ fa ay problèmes yu ñuy war a régler ci dialogue national mais Pape dialogue national boo koy defee nii ba tënk ko da nga koy wax da nga defee ne PDS dafa war a nekk benn parti boo xam ne rek dañu war a yónni Moussa Ndiaye wala kii Zakaria Dieye wala kenn mu ñëw te woon nañ la ci yow. waaw dafa nag dama lay wax dañu koy wax man invité nañ ma ci waaw mais yaa ma ko jëkk yëg ci mbedd laa ko fare est-ce que loolu sérieux na dama koy jàpp comme li xewoon ci la commission nationale de révision des institutions Macky Sall ko commandé. fay ci 700 millions dolli leen xaalis. précisément lan moo leen ci génne précisément. dafa ndànk rek. dafa ndànk wax li ma ci génne ko anam nu mu mujjee tànn laa ci li ma neexaa jël naa ko li ci des nangam kii ñëw ne leen li ñu leen laaj da ngeen dem ëpp est-ce que man mën naa dund assise nationale dund loolu après nit toog rek ma romb benn genre ñu ne ma grand yëg nga li xew ma ne la ñu ne tu es convoqué au conseil au dialogue national mais pas man kenn du ma woowee noonu bi nga may woo sànq bi nga may woo
est-ce que da nga ma yónnee nit du yaa ma woo man na ñu tënku ne dinaa ñëw ma ne lu ñuy waxtaanee nga ne ma nangam nangam est-ce que génne naa ci dara mais sol nga sa costume ñëw ma sañse ñëw ñu toog di waxtaan noonu dañuy dialogué di mais kaay rek nga ñëw dafa am ñu yàkkamti woon dem mais loolu man yëkkatiwu ma d'abord c'est mon manque de respect. mais déedéet mais da nga amoon sa ay préalable. waaw. dañ ko jëlul en compte. non non encore une fois loolu passé nañu loolu dama ne bi dara jatul pour dialogue daf may woo ne ma dama la soxla. d'accord FNR. waaw benn FNR lu leen fa génn. waaw muy benn. waaw d'accord naa ñu demaat ci beneen bu ngeen génn. waaw beneen bu ñu. front national bu boobu si lu leen ci génne. waaw déggoo front national fa FRN bi ne ñu ne ñoom ñoo yónnee ay tur ñu tànn ci ñoom dañu yónnee nee nañ 20 personnes ñu tànn ci ki yónnee 20 personnes ku ko sant pourquoi am bindu Moussa Ndiaye te du bindu Ngoné Thioune waaw mais oui amul ci droit. amul yéen a ngi dangal affaire bi de. non du question dangal principe la ñu wax xam nga principe la nit bu amul principe du sotti pourquoi mu tànnal ñu lan moo tax moom mu war a tànn keneen te tànnul ñeneen. ña ñu tànnaale ñoo leen naqari. non man yëguma ne tànn nañu nit yëguma loolu dama ne man nañ ma yëgal buñ ko indi ci tànn nit. ku ñu tànn si ñoom ñu tànnal leen ku ñu tànnal baax na mais man nañ ma bàyyi ma tànnal sama bopp nañu bàyyi sama parti tànnal boppam nañu yëgal sama kilifa ne ko dañuy def nangam ndax soxla naa diw bu ma président de la République soxla woon woo président Ablaye ne dama soxla Doudou Wade mu wax ma ko ngoonte président Ablaye bu may wax jógal dem. maa ngi sole sama daal. léegi ci seen communiqué dafa mel ni da ngeen ci junjune ci biir opposition bi ak ñi bokk ci front bi daf ci am ñoo xam ne dañu xaw a jege Macky Sall. non xam nga. ci communiqué bi ngeen ciy génn. waaw mais loolu moo tax ñu génn xool génnuñu ci démissionné wuñ de dañuy suspendre suñu activité xool te loolu mu ngi fay ñu ngi koy wax ñoom. gisoo gars yi titre ne y a des gens yoo xam ne dañuy préparer pour dugg dans un gouvernement te loolu waxuñu ko ñu ko wax duñu ay politique les observateurs de la société civile ñoo ko wax. mais loolu kay. non defal na président. xam nga non xam nga aussi non man xam nga lan laa bëggoon. non parti bu toll comme PDS. su demee bay wax lu mel noonu am na fu mu ko war a teg. mais am na fu ñu koy mais mën nañ la ko bañ a wax pour le moment biñ ko laata wax ni diw la ñu ngi koy wax ñoom ñu ngi koy wax ci biti dig lire nga ko dans la presse ce journal précisé na ko joxe na tur. joxe na ay nit yu war a dem foofu wax nañ ko yàggul loolu journal si société bi nga bokk bi dinañ ko donc ñun waxaguñu am na ñuy wax te dinañ ko waxaat jeex na mais accusation yu toll noonu. mais Pape du accusation. bàyyi loolu ma ne xam nga kan moo. président xam nga loolu accusation la. Pape du accusation la jarul wax loolu. du jarul kay non amul. yaa ko bëgg def accusation Pape jarul dëgëral jaru ko amul dëgëral du accusation bu ñu dee accusation daan diw. ku ñëwee wax ak président de la République wax ko ni diw la wax ñu ma wax keneen man la gëw ma waxu président de la République léegi président Macky Sall li ma wax gëw ma ko am na keneen ku ko gëm ma wax la loolu moo demoon jeex. mais est-ce que bu amee kuy dealer ak Macky Sall est-ce que du yéen PDS yéen a ci gën a jege parce que yéen la ñu gis seen leader dem gisee ak moom ñaari yoon. xam nga Pape. waaw. leader bu gisee ak Macky Sall bëccëg. waaw. takkusaan. ak tabaski bu ñu weddi ak tabaski bu ñu weddi. ban tabaski. tabaski bii paase. wax nañu ko bii paase wala bële paase. tabaski président. tabaski bu ñu weddi boole ko ci. loolu ñun ñoo ko wax. waaw damay laaj xam nga man li ma lay waxoon naa la ko dama ne dem nañu ñaari yoon yow da nga ma bëgg a indi ñetteel. waaw dama la bëgg a indi ñetteel il faut nga wax ma kan moo ko wax. Cheikh Seck ko wax. ci cadre yi la bokkoon. kuy Cheikh Seck man Cheikh Seck. mais xam nga Cheikh bi bokkoon ak yéen parti te léegi mu bokk ci mooy kan nga may wax da nga ko xamul. waaw damay laaj xam dama fàtte ma demoon sax Cheikh Yérim ngay wax kan ngay wax. attends seen cadre yi. Cheikh Seck bi fi nekkoon. foofu nga toll waaw c'est vrai fàtte naa ko. président waaw je te dis honnêtement dama defoon ne Cheikh Yérim ngay wax parce que Cheikh Yérim laa mujj mu dégg mu wax ci. fàtte woon naa kooku moo tax il faut que ñu réactualiser suñu waxtaan parce que dañu bëgg a dem ci préhistoire. je te dis honnêtement dama defoon ne Cheikh Yérim ngay wax parce que Cheikh Yérim wax na ci benn émission à la 7TV moo tontu ko ci 7TV mu ne am na ma ne ko amul mu ne xam naa ci dara ma ne ko c'est faux du dëgg parce que li ngay wax maa la gën a xam
fa la arrêté xam nga loolu yomb na parce que sori woon naa émission dama fa toogul. mais man maa ko ne dëgg. donc léegi da nga ma naan diw man li ma wax dama ne. wax naa la diw kay ñun dem nañ fa bëccëg dem nañ fa guddi. xam nga kuy dem bëccëg tisbaar ak njolloor na buwuloo xam nga problème mooy lan ñii ne bu guddi bu fekkee ne am na mais ñu ne loolu moo tax ñu reculer xaar ba. weer mais président da ngeen di reculer ci dara lu leen wóorul. pas vraiment je ne pense pas que mu intéressant ñi lii ñuy wax nii pour man xëy na dina intéresser auditeurs yi mais man mi nga xam ne man maa ñëw pour wax def nañ ko defuñu ko man li ma xam nañ yem ci li ma def ak li ma wax mais ki li keneen wax da nga koy woo fii nga laaj ko ko da ngay woo Macky Sall ne ko est-ce que dem nga tabaski kër Ablaye Wade wax ko mu yónneel nit Macky yónneel kenn Papa Ngagne mu éclaircir loolu wax bi jeex Papa. alors da ngeen accuser rek ay nit de dealer. encore une fois tu emploies. non ak bu ma mën a utiliser. Pape dafa mel ni nag dafa mel ni que président dafa mel ni que. sa xel dafa nekk ni gars yi dañuy dealer. bu fekkee ne loolu la mën nga ko wax yow mën nga jël responsabilité wax ko mais man tudduguma loolu mën nga jël nag responsabilité wax ko yow mais man bu ma ko sës. li ngeen leen jiiñ ñu mu tudd. li ngeen leen jiiñ ñu mu. dama ne ñenn ci opposition bi li ngeen leen jiiñ ñu mu tudd. xam nga ñun Pape génn nañu taxaw di seet un point intérêt ñu ngi xool ubbi suñu bët xool. mais foofu ngeen waroon yëpp. non bàyyi ñu fi ñu yem rek fi ñu war a yem nañ ci pour le moment du ñu passé foofu ba ñuy jëli ci leneen. d'accord dañu nekk nag ci jamono boo xam ni yaa ngi dégg lu jëm ci mandat président de la république mu indi coow mu am lu mu ci wax ba dem ci ne jaratul ma ciy wax ndax su ma ci waxee lii am su ma ci waxee lële am ndax yey na la kàddoom yooyu ci ni xalaatu la briguer beneen troisième mandat pour yow. xam nga Pape Macky Sall kilifa la. mooy président de la république. bu ñu demee ba mu ragal tontu. parce que bu tontoo ñaari camp ñooy nekk ci ñoom te buggul ñuy mer buggul ñuy mer boobu waa kilifteem moom des na autorité am ñàkk na ko loolu laa ci mën tontu bu ma nee waaw damay bokk élection mu ne réew mi tàkk bu ma nee déet sama parti tas mooy ngonte moom boppam rek candidature am ak parteem. d'accord waaw. ok loolu foofu laa ci mën a yem. loolu mooy li ñu ci jàngat. peut-être ci kàddu yi mu wax. waaw mais ni nga gisee est-ce que yaakaar nga ak juridiquement ndax yàlla na aussi mu mën a briguer un troisième mandat. xam nga soxlawul juridique wala bañ a juridique mu ngi dépendre ci moom 2017 bu bëggoon day présenté waat élection président day def élection présidentielle yomboon na trop constitution bi day bind ko jox ko du laaj avis bind ne lii laa bëgg jox ko peuple bi moo ëpp droit moo ëpp gën a kawe conseil constitutionnel. donc loolu du dañ la. 7 ans yi dañ na comme man lu mu ma waxoon mu dañ moo tax changé naa ci moom balaa ma koy gëm daal gis ko. d'accord mais su wéeroo ci jurisprudence su Abdoulaye Wade nag. ci troisième mandat. jurisprudence su Abdoulaye Wade. mooy lan. mooy demander conseil constitutionnel ndax am na droit def troisième mandat ndi ko Abdoulaye Wade defee woon. ndax nu ko Abdoulaye Wade defee woon. waaw mais bu ko conseil constitutionnel joxee nga xam ne conseil constitutionnel joxe na ko te mu def ko ngoonte na ko def. damay lay laaj parce que loolu xam nga daf fi amoon. Pape il faut que déglu ma daf fi amoon xam nga boo posé question par damay bàyyi ma tontu rek dama ko laaj ma ne heureusement def nga ko sama xel. président Macky Sall maa ngi lay demandé Pape Ngagne jox na ma benn xel da ngay bind conseil constitutionnel nga ne leen da nga bëgg a def troisième mandat lan mooy sa avis. daan nga ko d'ailleurs un bon service. mais bu boobaa. ban taxaw nga ci am. ma xaar conseil constitutionnel. bu ci àndee ak moom. ma déggoo ma ne moom lay xaar. bu ne julli jot na ma ne julli na bu ne amul ma ne amul jeex na. loolu da nga ci xaw a maandu de xaw ma lu tax. non maanduwu ma dama la wax li am. comme man xaw ma fu mu jëm xaw ma lu muy def ragal na ko wax ragal nañ ñi damay xaar ba mu décider. d'accord
président bëgg naa ñu gën a dellu siwaat un peu ci seen parti ndax daf ci am ay nit yoo xam ni jàmbu nañu ba taxawal ànd suqali soppi ñu nekk nag ay cadre émérite yoo xam ni wax dëgg yàlla nit ñi ràññee nañu seen xar kanam ci PDS ak seen taxawaay ñu mën ci lim ku mel ni Babacar Gaye mën ci lim ku mel ni maître Amadou Sall mën ci lim ku mel ni Oumar Sarr mën ci lim ñu bëri ñooñu nga xam ne ay kàngam lañu départ bu mel na comportement bu mel noonu ndax nekk na avantage pour Parti démocratique Sénégal. xam nga amul benn départ ci organisation wax nañ ko sànq. boo xam ne bii bu génnee ci organisation bi du am lu mu yëg mais du tere mu dundaat dagg bànqaas ci garab taxul garab gi dee yenn saa yi sax dinañ ko def élagué pour mu gën a sëq. surtout bu nawet di ñëw. donc loolu seen responsabilité ñoom def nañ ko ñu ngi seen responsabilité ay la yoween ça fait longtemps que waxuma si loolu parce que gisuma njariñam. man loolu ni nga ko soofantalee président jaaxal na ma da nga ko xaw a soofantal. non mais parce que dama ko yëgul xam nga ku nekk ak li nga tal ak li nga jublu boo amee loo xam ne da nga ci jublu nekk ci du la tardeel ci loo jubluwul ñoom ñu ngi jublu ci li ñu jublu am nañ ci droit da nga leen di jox seen droit ci loolu. xamuñu nekkoon nañu mu am ñu jublu woon ci noonu. ñun ñëpp am na lu ñu doon wax ci ñi ko defoon. d'accord waaw dinañu loolu seen séer la. d'accord mais ñoom seen ëllëg aussi dara daf ci leerul ci wàllu politique déggoon nañ fi benn communiqué bu PDS defoon rek daal di xool ni Oumar Sarr ay actam ñoom jël nañ acte ak yooyu ci loolu mais waxuñu ci dara lu leer c'est-à-dire yéen pare woo leen pour dàq leen ñoom pare wuñ pour démissionner lan moo ci. xam nga ne da nga ne ñoom seen dara leerul ci mbiru politique. mais ñun suñu bés ma leer na ci mbiru politique ngoonte ñoom ñoo am problème da nga leen di woo nga laaj leen ko. comme seen ba da nga ne seen dara leerul ci mbiru politique ñoom ngay woo ñu leer la man suñu bos leer na ci borom politique ñun li ñu war a def leer na suñu bopp ñoom nag yow da nga ne ñoom seen bopp leerul ci mbiru politique Pape da nga leen di waraaj leen koy tamit surtout yow koo woo muuyu la. d'accord président tey dañu bërki démb dañu xëy daanaka ñetti rapport Cour des comptes wàccandoo rapport yi gis nga jafe-jafe yi nga xam ni jur na ko indi na ko. ci yorinu réew mi ci ni nga xam ne noonu lañ koy doxalee rapport yi bi nga ko gisee ak tontu bi nga xam ni président wax na ko ci ni dinañ xool commission boo xam ni dina taxaw ci taxawaay boobu xool itam yan matuwaay lañ war a mën a jël ci rapport yi nga xam ni épinglé na ñu bëri ci ay ñi nga xam ne ay kilifa lañu ci régime am ban gis-gis nga am ci rapport yi ak génn boobu nga xam ni génn na ko ci. man awma problème ci rapport yi awma ci problème rapport yi ak lu ñu mën wax. ak lu mu garaaw aw ma ci problème aw ma ci njaaxle rien ne me surprend. waaw président nag tey da nga ñëw na nga woo wax. man loolu daf ma jaaxal question yëpp da nga ko fermer. pourquoi nga bëgg a tëj waxtaan bi. dama la koy wax parce que problème bi nekkul ci rapport yi bind rapport yi moo gën a yomb xam nga lan moo ci des ñi war a appliquer rapport yi ñooy problème bi. mooy justice. waaw mooy la Cour des comptes. ok mooy le président de la République. moom ñu jox rapport yi. waaw ñoom ñoo am problème. ban problème lañ. ñooñu ñooy suñu problème. ñooñu ñooy suñu problème. nit def na lu mu war a def jàpp nga ko yóbbu police. dañ la fekk nga yor oto yéeg ci kaw circulation bi ñu jàpp la. wala da nga def ci école bi loo war a def ñu yóbbu la ci sa kilifa. dépend yow ki la jàpp pare na ci. xam nga ki ñu des kilifa gi ñu la jox xam nga lu Cour des comptes wax ci tardé bi lu mu waroon génne at bu nekk. mu ne mën naa tardé c'est-à-dire que Cour des comptes mën naa am tardé bu 2014 mën na ko def 2024. Pape est-ce que c'est sérieux ci kooku la ñu war a jaaxle jox la ay moyens yokkal la xaalis jox la liggéeyukaay di la fay weer utal le bureau climatisé ko dina tabaxal immeuble bu rëy boo war a nekk ñu ne la lii mu ngi nii. ñu ne tey lañ la ko jox bu 2017 2019 nga génn nga ne mën nga tardé ñetti at garaawul d'ailleurs yi ci des feek ñeenti at di nga ko génne mais c'est extrêmement grave Pape foofu la problème bi nekk problème bi nekkul ci rapport yi loolu lu ko indi maintenant pourquoi Cour des comptes am loolu. Cour des comptes comme la Cour des comptes bi ñu ñëwee dañ ko fi fekk ñun inspection générale dañ ko fi fekk mais lépp lu fi gis ci problème mu transparence ci diggante bi ñoo ko fi teg. ba mu des OFNAC.
waaw déglu ma rek bàyyil ma ñëw. waaw mais dama lay fàttali rek. waaw non maa ngi ñëw Pape. of nag moom. Pape ne sois pas pressé. Sinon tu vas danser mal. D'accord. Alors donc léegi ñu indi fi la ñuy fekk commission nationale de la lutte contre la corruption et la concussion pour ma ñëw ci OFNAC après. ART agence de régulation des marchés publics la direction des marchés publics la CENTIF yooyu fi lañ ko fekk. muy ay instruments yu bees yu lutter contre la transparence ñu jël suñu constitution wax ci ne ko transparence ak bonne gouvernance dafa bokk ci suñu constitution en 2001 donc instruments yu ñu yor pour liggéeyee ko rek fi lañ ko fekk def ci déclaration de patrimoine du président de la République jël ay moyens jox ko Cour des comptes. changer loi sur la vérification de l'inspection générale d'État jox leen ay moyens yokk seen salaire waaw ñoom nag ñu ne ko liggéey bi dañ la ko jox bu paree boo ci liggéeyee 12 mois war nga génne rapport ñu toog ñeenti at juróomi at génnewuñ ko te li tax ñu génne ko dañ leen yuuxu ba pare nañu nag yi si di ñëw aussi day tardé waaw kan ngay rectifier kañ mooy on a des problèmes avec la Cour des comptes magistrat Cour des comptes yi am nañu problème ak seen réew am nañu seen problème ak état bi. Est-ce que bëgg nañu bonne gouvernance ak lu tax ñu def ko mooy première question commission nationale de lutte contre la corruption moo remplacé OFNAC Pape OFNAC xam nga ma wax la ci lu leer waxaat ko léegi ñëpp di ko dégg du lu Macky Sall indi Macky Sall indiwu ko inventé wu ko Abdou Diouf moo ko bind en 98 tuddee woon ko nan OFNAC wallaay c'est-à-dire que sénégalais yi. ah non wax loolu waaye itam président Doudou Wade. mais non Macky Sall wax ni ñoo ko fi indi pour ñun ñi gouverner tey jii la duñ ci protéger kenn. waa déglu rek Pape rek rajo laay waxee bu fekkee ne am na kenn ku ko mën a weddi di ku nekk dans la magistrature te nekkoon sous le régime bi Abdou Diouf nga ñëw weddi ko bu fekkee ne forum civil bi leen ko jox ndëgëm ñoom ñoo ko moom ndëgëm jëlewuñ ko foofu wala déet. ak Mouhamed Mboye te am na kenn koo xam ne kii mu ngi dund magistrat émérite la muy Doudou Ndir moo jiite atelier ba Pape li may wax dama ko teg fenn donc man joxoon nañ ma ko ma ne non du ma ci liggéey man dañuy remplacer Abdou Diouf pour mu jóge fi ñu woo ma pour ma liggéey damay seet lu may def moo tax ñu créer la commission nationale de lutte contre la corruption. am fu mu yem ak ñoom nag ñoom ñu ne dañ koy yokk am na lu ci manqué woon bi ñu ko defee pendant 2 3 ans 4 ans gisoon nañ ko. ñu war ko yokkaat comme li ñuy changé nañu loi organique bi bërkaat démb noonu la àddina di doxee mais du lu bees bu ñu ko approprier seen bopp defal nank rek. parce que mensonge d'état bi dañu war a bàyyi. nga sol lu rafet bële bi ma ne dinaa ko uti wala nga am lu baax ma ne dinaa ko uti loolu stimulation la ci nit mais damay nangu ne ci Pape Ngagne laa ko gisee. parce que léegi génn nga fi benn idée bu baax bu bien jàpp naa ne war nañ ko seet parce que Macky Sall il faut ñu wax ko ne ko bu bëggee troisième mandat mën na ko na demander avis conseil constitutionnel idée bu baax la idée bu baax dañ koy jël joxe ko donc loolu xam naa dina ko intéressé donc loolu yëpp instruments yi bu ñoo ko teg Cour des comptes nag lu tax mu def ko. mais déclaration de patrimoine yi moom. waaw mais ci la nga yaakaar ni ñoom loolu ci seen magistère la. waaw xam nga lu tax. waaw. parce que en 2011 dañuy voté benn loi organique bu bees boo xam ne bi décision UEMOA ñoo ko indi en 2009 dañu jëloon ay dispositions bari teg ko ne il faut que ñu transformer ko en loi ñun ñu commencé ko transférer indi la loi du 8 juillet 2011 portant la loi organique foofu la ñu commencé poser les problèmes de transparence ñoom ñu ñëw seen premier moment ñu def ko par Mimi Touré moo nekk ministre de la justice ñu indi code de transparence déclaration de patrimoine mu ngi woon ci biir constitution bi du dëgg mais xam nga lan moo gën a grave lu tax ñu def ak ni ñu ko élargir. élargir ko fan. mais ba ci képp koo xam ne yor nga plus d'1 milliard ci sa budget. waaw dégg lu ma la wax xanaa du dégg dama ne déclaration patrimoine président de la république constitution moo ko réglé code de transparence bi jógee ci décision UEMOA moo réglé problème mu code de trans bi wax ne diw ak diw ak diw ñëpp dañu war a def déclaration patrimoine mais OFNAC toog fi ay weer ñu ne gars yi defaguñu seen déclaration de patrimoine dégguloo ko. ba tey sax am na ñu ko defagul. si laay ñëw lu tax mu wax la ko lu tax mu am ba nga bëgg ma wax la lu tax mu am. lu tax mu am moom laa lay expliquer gis nga bi ñu ko defee ba pare ñu toog ba mu am coow lu bari te li fi jëleem Nafi Ngom Keïta ci la bokk parce que toog na at bu mu liggéeyul at toog na ko liggéeyul xam nga lu tax parce que créé nañ ko ba pare bëgguñu ko àggali xam nga doxin jël benn affaire di nar ko dox ndànk-ndànk ba mu àgg ba fa nga jëm
ak jël benn affaire ni lii laay dafa pare wéer ko du benn. Engagement yi mooy fixer des objectifs ba pare def le maximum pour atteindre ko mais fixer aussi ba pare nelawal ko ne lii yëkkati woon naa ko mais naa ko teg fële du sotti moo tax lu nekk lañ def. pour yow yéene bi nekku fi woon. waaw mais man yéene bi nekku fi woon. kaay ma wax lu tax yéene bi nekku fa. Macky Sall faluñu ko ci mars 2019 bi. lu constitution bi wax article 37. bu faloo dafa war a def déclaration bokk na ci li mu wax. le président nouvellement élu. waaw. nouvellement élu. bu conseil constitutionnel déclaré ne il est élu rek bu boobaa dafay def déclaration de patrimoine est-ce que def na ko ba léegi. waaw moom mu ñëw def déclaration ne 8 milliards la te 8 milliards bi ñu génnee déclaration boobu ñu compté muy 8 milliards dañ ko wàññi conseil constitutionnel ñoom dañ ko jëli ne ko ne ñu wàññi ko léegi xam nga ñaata la ñoom li ñuy wax de laaj leen ko ñoom dañuy rendre compte ne que le président est immensément riche moo tax ñenn ci ñoom ne dañuy def déclaration gisoo kenn benn ministre bu ñëw Cour des comptes ñëw mu ne gars yi ci biti. Moustapha Diop ci biti allez ci biti. Moustapha Diop waay. doo leen ma contrôler am ngeen keneen koo leen contrôler allez contrôler le président de la République wala diw. Quand le président refuse de se soumettre à la loi les ministres et les députés et les concernés ne se soumettront pas à la loi. donc jalgati bu njëkk bi da nga jàpp ni président ci boppam moo ko def. waaw mais yow sax récité nga leçon bi Pape. tiré ci conséquence yi Pape journaliste yi tiré conséquence bàyyi leen loolu. yow nee nga le président dafa war a def déclaration. bu ma koy tiré dafa fekk nekkuloo fi. waaw d'accord mais nga tiré waat ko sama kanam comme ni mu nga defoon sànq rek Pape tiré conséquences yi le président refuse de le faire. commissaire bi bu nekkee ci biir di jël yàmba bi di ko jaay ak di ko tux. gardien bi mu njëkk a jaay dafa am droit tëbb ci dara denc. lu leer laa lay wax dafay wàllee. donc la bonne gouvernance la cour des comptes nangam c'est parti dégg ko li ñu wax ci assemblée li Moustapha Cissé taxaw ñëpp di ko dégg da nga dégg ko weddi. mu ngi nii Pape voilà les faits. voilà les faits. kon jàpp nga ni rapport yi yow du sa problème mais. kii fexe ba rapport bi liñ ci def dina xeex moom ba loolu dootul ñëw. kooku la déggoo kenn ne la que kenn ci rapport yi ne dañuy tere agence yi dépense ministère yi ñuy supporté xam nga lu Alioune Sarr wax madame ki mu remplacé au tourisme. ne dafa recruter 75 personnes yoo xam ne ça coûte 60 millions de francs par mois te ensuite ñu ngi koy jëlee ci budget investissement bi moom ñoo ko wax Alioune Sarr moo ko wax ministre bi fi jógee. ministre bi fi jógee itam weddi na ko. mais nañ ko réglé président daf leen di woo bàyyi leen. ne leen abandonné leen seen yëf dem leen ma indi ñeneen. kan nga fi dégg kuñ ci jàpp ci ñoom ñun bi ñu soogee teg dañuy jàpp ay nit. dafa am ay nit yóbbu ay tribunal jàpp nañu ay militants PDS teg nañu nit. yóbbu nañu premier ministre te Macky Sall nii la. moo jiite ñu ngi ci woon man ak moom liggéey nañ ci ensemble ci résolution d'accusation bi ca inspection générale d'État ba rapport bi génnee ba ñu jox ko am na nu mu defoon pourquoi mënu ko def le premier ministre am. jàng na saar bi. amatul premier ministre. mu defal ko secrétaire général de la présidence de la dama ne. jàng na saar bi daf ko bañ a tari. ku nekkoon premier bi Idriss Seck dem résolution d'accusation. xanaa moom ku nekkoon président de groupe du man. mu ngi noonu. levé immunité parlementaire yi ñu fa nekk ñu bokk ci njëkkati leen mosoo gis ku levé immunité parlementaire yi ci sañ-sañ ci droit ci yoon gisuloo ko def naa ko Alkali Cissé barke démb CEDEAO Moustapha Cissé Lo dañ ko jox levé immunité parlementaire député mu bañ ko ne dama koy protéger parce que loi bee ko protéger pourtant si fii def laaj fii waxu la ne dafa am audit interne vérificateur u CEDEAO moo ñëw vérifier ko président Macky Sall moo ne moom bu ñëwee assemblée nationale institution yi dafay yónnee inspection générale d'État du ko yónnee du moom. mais defu ko jàng na saar bi daf ko du tari parce que il est impliqué
dafa impliqué du point de vue politique saa yooyu wax loolu da ngay jàpp ne président APR mooy wax. ban implication nga bëgg a wax. mais Pape man maa am implication laa bëgg a wax da nga ni du ko def parce que il est impliqué. waaw Pape waaw Pape xam nga man maa moom suma njaboot. waaw li may tere ci kër gi ak ci village bi te chef village bi sama njaboot rek koy def mooy ci man la Pape ku mën a fal mën a folli ku mën a joxe ndigal ne defal ma nangam ku ko deful nga mën a dal ci kawam. ana Khalifa Sall dépenses diverses lañ ko jàppee dépenses diverses dernier article cabinet du maire maa ngi wax li may wax 533 maires yi nekk Sénégal yëpp bu ñu leen xoolee foofu jàpp leen bés bu nekk ñu may xaalis ñu dem ngénte dem dëj génne xaalis joxe ci foofu lay jóge te amul kayit lu ñuy weddi na ci kenn weddi wala mu porter ma plainte donc façon doxalin il faut ñu changer ko mais il faut am kenn ku am fit pour def ko mais moom dafa ñëw gën ko aggraver daf ko yokk daf ko aggraver daf ko yokk ñu ngi am ay problème Sénélec am problème nag dégg nga si li ñuy wax Sénélec pièce comptable yi wane na ne génn nañ fa à peu près des centaines de millions ñu ne dañ ko jox ay organisation de tarixa waaw ba pare nag yow nga bañ maire bi dem gàmm pas problème yaa ngi nii de voilà les problèmes du pays donc Macky Sall bu bëggee bonne gouvernance li nekk ci constitution te ñu def ko am na ay moyens pour def ko. kon yow sa problème ni du rapport yi. non du tout rapport yi pare nañ ci. d'accord mooy diw def na nangam. Pape jël nga karawaatu jàmbur yaa ko fi jël léegi fii lañ ko teg caméra bi am na nekkoon fii def nañ dem na ñu ne papa nga ñëw fi gis nañ ko mu gàddu ko mais xam nga lan mooy directeur lu muy def Pape andi ko baa mu jël si police nga joxe ko foofu la problème bi nekk. jël ay ministres sax jox leen 7000 tonnes gerte taxaw ay semences faut arrêter. d'accord jërëjëf ñu ñëw ci yeneen question yoo xam ne dafa nekk ay question sociale gis nga li xew ci Chine doomu Sénégal yi nga xam ne nekk nañu fa jafe-jafe yi ñu fay jànkonteel ci coronavirus bi nga xam ni nekk na musiba foofu ñu bëri ñu ngi ciy dee xat-xat yi nga xam ne doomu Sénégal yooyu nekk nañu fa jombul xanaa lii di nga nangul président li mu wax ni amuñu kàttanu dem jëli leen moyens yi leen mën a jëli ak bu ñu ñëwee situation yi ñu leen mën a teg ba duñu wàll keneen loolu xanaa di nga ko nangul président moom ci wàll boobu. Pape xam nga constitution lu mu jox président de la république lépp président warul di wax mënuma ba ci réewu jàmbur ma ne président du wax ne mënuma président du wane faiblesse am ci njabootam président du dara lu ko jubee bu ko ëppee doole rek mu ne gars yi mënuma ko ragal daw président du def loolu président day wane ne taxaw naa ci. bu dee dafay wax dëgg nag. ma ne dëgg. sa askan waaw dafa nag nga wax leen dëgg bañ leen a wax. mënuma ci dara c'est pas xam nga lan mooy mënuma ci dara. waaw mënu ci wax. mënu leen woo téléphone. defal leen. mais gis nga li mu ci def. waaw dafa nànk rek Pape. koppar yi mu leen jàppale ñoom ñëpp. Pape xam nga Pape déglu ma rek Pape xam nga seen yaay yi ak seen papa yi waxuñu koppar. am na ay dëkk yu dem jëli seen ay nit. c'est pas la première fois li am Sénégal. à chaque fois que des Sénégalais am nañu problème ci extérieur dañ leen jëli Tugal France Italie Libye Congo Centrafrique dañ leen jëli dañu jëli ba situation Haïti ay étrangers africains am ci coono ñu jëli leen andi leen borom président de la République day protéger citoyen da ci jéem amul avion bu leen jëli mais du ñu 100 personnes 13 lañu xaj nañ ci avion bii du ñu ngi préparé fii bu fi gars yi ñëwee ñu dugal leen fenn seet leen ba pare ñu soog a dem du am na fi nee nañ ministère de la santé monté na loolu man bi may wàcc ci aéroport yu barka démb jógee Banjul ñu ngi fa taxaw di seet nit ñi te pourtant Banjul la ñu jógee mais amoon na fi ci Ebola ñu jël ay affaire def ko taxaw ñu xam ne ministère de la santé taxaw na président taxaw na mais président dafa démissionné et la question il se pose Sénégalais yooyu ñan lañu c'est une question maintenant comme affaire bi Sénégal daf ko partagé en deux ñi ànd ak moom ak ñi àndaloo ak moom ñan la. te yaa ngi xóotal wax ji de. mais moo am Pape
parce que président da ngay dem ba bëgg a egg foofu bëgg ci dugal politique. Pape may ma Pape. non da nga dem ba bëgg ci dugal politique. Pape xam nga li may wax ñi may naa ko Pape. waaw waaw mais xam nga man maay insisté yow doo insisté yow laa nga am. Pape l'insistance c'est moi c'est pas toi man la. dama ne président loolu moo ko war. xam nga may ma tuuti dinaa ci taxaw dinaa loolu tax ma ci taxaw xam nga nit ak doomam am na bu fa àggee mooy daw sawee ji ko néeg tàkk na yaay walla bàyyi daw dugg ci biir pour sawee. gis nañ ko président Abdoulaye Wade ak Karim Wade ci Tamaro. waaw déggul ma ne sa papa ak sama papa ci. non gis naa ko laa wax. waaw ci Tamaro ma ne loolu. sa papa ak sama papa ak sama yaay ci yam ba ma amee ay jafe-jafe sama yaay daf ci taxaw sama papa taxaw ci waxatuma la ak nag président de la bi nga xam ne mooy bàyyi ñëpp. gisoo bi problème yi amee rek bi doomam demee États-Unis est-ce que man sama doom dafa amoon ay garde-corps yu ko protéger wala Karim Wade dafa ko amoon ba muy jàng wala doomu Abdou dañ ko am ñetti GIGN la amoon. moonte bon dama la xam na xam nga nit il faut ñu ñemee dëgg pour génn ci situation bi ñu nekk ma ne. xam nga yaay bu doomam rëcc dugg ci kaafu gaynde guy nelaw xam nga lu muy jëkk def moom jéem a daw jëli ko. léegi lan nga bëgg a wax foofu. mu def ay ndax bëgg a dugal politique ndax ñooñu ñan lañu lan nga bëgg a wax foofu. Pape xam nga li tax nga posé question bi yow sa intérieur mooy da nga yëg ne warul woon def nii wax ma ko boo ko ñemewul wax fii nga ma waxal la ko. alors maintenant moom ci boppam dafa amoon ñetti yëf xaritu France lañu président Macron dama am ñetti Sénégal fukki Sénégal ak ñett naka laa mën def ba yow booy indi sa nit nga indil ma leen téye leen France sunu coopération maye na ko ak France nous avons versé notre sang pour la France war na France. mais loolu looy ñaan la du loo am. waaw def mais xam nga am. amul mais loolu looy ñaan la doucement Pape xam nga lan nga amul li sa xarit amul wala sa mbokk amu ko am na ko am bore 1 million boo léegi ñu la ko fay parce que ay mbokkam dañuy taxaw beneen pays mën na ko wala boog xanaa bu ñu amul avion médicalisé yi avion yii rek la de dafa am lu ñu ciy def rek yóbbu ko waaw mu yóbbu avion ñu def ci loolu mu yóbbu jëli leen. muy avion spécial. waaw c'est tout. xam nga loolu itam bu waxee ni amuñu ko xam nga ni mënu ko. ma ne Pape xam nga avion yi dem jëli loolu du ay avions yoo xam dañ leen di construire spécialement pour ça avion la bu ñuy jël am lu ñu ci def defaraat ko mu dem jëli leen dugal ci ay médecins ak ñoo xam ne nii lañ leen def ñu ñëw dellusi ko ay précautions la ñuy jël jeex na avion yi mën na ko def bu ko deful am na xarit mais am na mbokk. ñu yëg ne moom woo na Chine président wax naa ak président chinois bii ne ko dama fa am fukki nit ak ñett dama bëgg nga indil ma leen li nga ma mën a defal ci àdduna bi loolu ci la bokk ñu yëg ne président taxaw na mais xëy rek nelaw lekk sa benn croissant naan sa fondette de voilà mënuma ci dara quoi dafa jafe mais li tax mu jafe moo tax ñu teg ko fi dañ ko teg pour mu jafe mu réglé ñu ko. mais teguñu ko bu doon lu yomb ñu jox ma ko donc loolu laa ci mën a xalaat te loolu la nit ñi aussi xalaat dégg nga seen mbokk yi li ñu wax dañu leen indi seen ay doom. bu fa sama doom nekkoon wala sa doom nekkoon du ñu nelaw Pape. c'est un peu très compliqué. d'accord da nga jàpp ni daal donc président dafa démissionné ci wàll boobu. loolu nga jàpp bu wóor la def nee na mënuma ci dara taxaw loolu tax ñu woon indi ko ci làmb ji. bi ñu koy indi ci làmb ji da ko fi teg du woon pour ñëw mënuma ci dara taxaw déedéet pour mu bëre la xeex ak difficulté yi ñu jàppale ko ci en ce moment nit ñi taxaw jàppale ko ci lu dafa tële woon ci mbalit mi mais jóg na taxaw nit ñi fekk si nañ ko ci daf leen woo dafa wootee bi mu wootee nit ñi wuy si nañ ko maintenant on verra le résultat. D'accord. Mais dafay wootee. ba tey lu jëm ci wàllu question sociale yooyu nga xam ni wax nañu lu jëm ci coronavirus bi am na leneen loo xam ni tam ñu ngi koy gis muy li sabab mbiru ñoo lànk ba ñu jàpp ci Guy Marius Sagna mu ne ci kaso bi tey bi ñu ngi wax ni rejeté waat nañu demande de liberté provisoire am bu ñu ko doon ñaanal tey ci information yi nga xam ni jot nañ ko ay avocat am xamle ko mooy juge bi nangu ko bàyyi mu dem loolu noo ko gisee xeex bi li ko lal muy mbiru yokkute courant bi ba indi mbiru ñoo lànk ak moom itam mu dem ci kaso bi.
bu dee yokkute courant yi moom xam nga Pape damay dellu gannaaw ba décembre 2012. décembre 2012. waaw. vote budget boobu fi la leen faj. non. boobu mooy premier budget bi Sénégal sous Macky Sall di defaral boppam di ko adopter boppam. ok. le ministre Amadou Kane. ministre des finances moo ne en 2014 le prix de l'électricité sera à 64 francs. te booba xam nga fu dollar fu baril bi nekkoon 120 et quelque xam nga fu mu nekk tey 51,6. est-ce que àgg nañ fa. baril pétrole bi bi ñu ñëwee ci gouvernement bi ñun ci ko Abdou Diouf bàyyi woon 97 ba bi ñu fiy jógee foofu la prix électricité bi nekk. mais li ñuy wax ay dispatch nga gi yëpp ak le circuit de Dakar bi ñoo ko def mais ñu ne ñu nag ñoom en 2020 dañuy commencer wàññi électricité dañ ko bind fàng ministre bi wax ko fàng ñu xëy yokk ko mais loolu mooy lan ba pare ne dañu am électricité ba ñu ngi jaay Gambie mais waxuñu ne ñoom ñu ngi jënd Mauritanie fen par omission waaw léegi ban moo ci dëgg ñoom ñoo ñu ko dikk loolu la ñuy dikk ca campagne électorale Macky Sall ne ci pétrole laay liggéey Moustapha Niasse ne dama doon jaay pétrole normalul que sunu essence di gën a cher Mali dafa dañ ba léegi. mais ñoom nee nañu yokkuñu subvention yi lañu wàññi. bàyyi tranche sociale bi. xam nga Pape loolu mooy lan. waaw kilo mbir bi 100 francs lay jar yokku ma ko mais dootul kilo léegi 800 grammes la Pape arrête ton saa waay nañ bàyyi loolu. mu ngi nii li ma lay wax nii nañu bind tàppe prix du pétrole déclaration de Amadou Kane nañuy tàppe Matar Cité Sénélec nañuy dem ci site Sénélec ñu xool seen projet à partir de 2020 le 1er janvier 2020 baisse d'électricité Pape naka nga mën a comprendre ay affaire yu gàtt yu yomb rek que ñu ne kilo gerte ñoom ñu décidé ne kilo gerte 210 lay jar te ñoom moom la ñu ko war a jëndee du wax nañ ko ba mu leer ah. mais 210 au minimum quand même. waaw mooy li ma la wax. terewuñ ñu nga jaayee 300 terewuñ nga jaayee 400 non mais ñoom laa wax déggoo wax ma ñu jaay de. xam nga Pape dañu jëndee ñoom dañuy ne. ñoom 210 la ñuy jëndee ñoom seen usine. waaw wax nañ ko déet wala déet mais xam nga fu ñu toll tey boo indee 1000 tonnes ma jëndee 300 mais tu te rends compte te bu ñu ko jëndee 300 ñoom dina lamb seen loxo parce que projet industriel bi la ñu amul. parce que yow ndëgam bi nga daan jëndee 210 la sa diwlin mënul jar ndax seer waaw boo jëndee 300 foo jëm far nga jëm ba pare démb dégg naa ministre bi ak Modou Diagne Fada bokkuñu ki ngi naan 100 000 tonnes la ñuy exporté kii ne ko non ëpp na loolu 400 000 tonnes la léegi nag nee nañu chinois yi dañuy sowee waaw ñun chinois yi dañuy sowee mais nañ ñu ko gërëmee ñun ñi nga xam ne en 2010 ñoo def un décret boo xam ne bi dindi na que gerte gi mën a génn ci biti. te Macky Sall doit se souvenir que nous avons fait moom nekk na premier ministre ñu dem programme en Chine te loolu lañ doon dox. foofu lañ toll Pape. d'accord le kaw gi ci boppam Guy Marius Sagna dafa ànd ak ay nit ñu defandoo dara en groupe ñu bokk jàpp moom kenn bàyyi ñu ci des prisonnier politique la passé wu ko prisonnier politique la passé wu loolu Guy Marius Sagna prisonnier politique la passé wu loolu mais grille du palais dañ koy tere am na benn boroom xam-xam ci politique daf ko jàngale xam nga kan la xam nga lu xew. déedéet Macky Sall la. on viendra te dénicher au palais et je parle à l'armée militaire yi àndale nag peuple yi. ci théorie ci wax mais pas ci pratique. ma ne théorie mu ngi baax ci bu ñu ko mënee pratiquer théoriser na ko li ñuy théoriser la ñuy pratiquer gisoo communication dañ ko théoriser gisoo ni nga mel ak ni nga sañcee ak sa weex bi da nga ko jàng théorie bi nga jàng def ko pratique
président Macky Sall moo wax loolu doo ko fàtte président Moustapha Niasse yore xeer di sànni institution bi muy diriger tey situation sociale bi ni mu demee nii ñoom la. d'accord du ma def dara bu ma kenn laaj bu ma kenn ñaan mënuma joxe du ma fay dara du ma augmenter tey ngay négocier est-ce que jaroon na ko kilifa du yàkkamti. d'accord te xew ndar. situation la xew ndar waaw mooy situation bi sociale bi ba tey ak ñi nga xam ne ñooy nappkat yi mu nekk affaire boo xam ni gis nañu lu mel noonu ci ndar mais gis nañ ko itam ci bi nga xamee ni sëriñu daara boobu jàpp nañ ko fële ca Louga gis nañ ñi nga xam ni askan wi ñu ngi koy songe léegi institution yi foofu ñu egg noonu pour yow lan moo ko indi. institution yi moo fragile parce que autorité bi ko incarné moo fragile Pape su ma sëriñ bu baax bàyyi bu sax xamul mu wax kuy tere carte ci këram du boloot boo teree carte ci sa kër waruñu la fekk nga naan carotte piis as déedéet président moo manqué d'autorité à son et puis le conseil constitutionnel aussi mu ngi toog di xaar parce que dañu ne président dafa war a def déclaration patrimoine conseil constitutionnel recevoir ko et rendre ko public. mais ak ñi ngi actuellement ci li xew ndar. waaw ma ne ci laa jëm mais buñ ko indilul moom. waaw mu laaj ko. d'accord ci li xew ci mais li xew ndar problème pêche la. am na ay engagement yu ñu fi jël en 2018 yu rëy rëy ci problème boobu. avec le déplacement de Macron te ñun waxoon nañ ci jamono yooyu d'ailleurs avec Oumar Sarr moo ko présidé woon ñu organiser benn contre manifestation ci loolu. Oumar Sarr demandé avec le parti le coordinateur pour ñu dem manifester contre Macron ak les fausses promesses yi nga xam ne moom lay joxe ndar te loolu lañ ci tiré woon ñu organiser ko jiite ko parti bi taxaw ñenn ci parti bi bokk ci organisation def ko boobu bu ñu fa jógee xam nga lu xew parce que nous étions à la veille des élections 400 licences de pêche li ñu war a def mën nañ ko def pourtant en 2019 tardewul le 4 décembre les licences étaient sur le quai boobu temps élection la woon ñu waxoon leen ko bu élection yi passé dootu leen ko jot qu'est-ce qui se passe dans le secteur de la pêche xaw naa ci xam dara parce que liggéey naa ci pendant 20 ans bi ñu ñëwee ñoom dañ ci fekk ay licence dañuy fekk ñu arrêté licence de pêche yi dëgg loolu dëgg ñoom ñoo ko signé waat licence de pêche yi ñu ngi leen ko commencé combattre ñun parti politique depuis 94. lan mooy solution bi pour yow. déglu ma rek balaa solution parce que il faut ñu xam 94 xam nga lu ñu njëkk a def pour ñu financer Dakar 92 xam nga lu ñu def dañ jël ay licence jox ko Diouf. mu jaay licence yi ñu jël xaalis bi versé ko ci compte Ousmane Tanor Dieng mu yor ko personnellement yàlla na ko yàlla xaare aljana. amiin la demee. ñu ñëw dindi licence de pêche yi dafa am ñaari façon yoo xam ne il faut ñu régler ko dafa am pêche bi ay jën yoo xam ne dafay romb. boo ko nappul ñu napp ko moo taxoon ñu am ay licence de pêche principalement ak les thoniers licence de pêche ak autorisation de pêche du benn ñun suñu géeju Mauritanie malgré que pillé nañ ko. foofu nag mooy problème bi ci Sénégal ak Mauritanie. waaw xam nga loolu dafa yàgg xam nga frontière Mauritanie fu mu nekk ci géej gi ak ci terre bi Senghor a ko joxe woon gis nga Cheikh Anta moo daan wax naan réew bi ko yor il faut nga nekk bàyyi jagal. parce que dafa bari ay contingence yoo xam ne boo ñëwee gisoo Macky Sall bu ñëwee ne mënuma fay waa Sowadib xam nga Sowadib ba bi Abdoulaye Wade mais xamul loolu alors il faut ngay régler petit à petit di avancer di teg ay bons principes ay bonnes procédures indi ay textes avancer ci lii def lii sécuriser nit ñi wan leen ne yaa ngi ak ñoom di leen jàppale mais bu fekkee ne ko bëggee plan rek. scandale yi ñuy dégg ci réew mi dafa bari moom rek la nit ñi dundee mais du scandale bi ki def scandale bi ak ki war a jàpp ki nekk scandale bi kooku mooy problème te ki ko war a def du ko def moom dañ koy inciter à faire donc problème pêche bi loolu la ñun nous sommes tributaires de la Mauritanie. Guet Ndar pour ñu napp am xaalis. d'accord il faut ñu dem ak Mauritanie nag loolu comme ñun ak ñoom dafa am lu ñu bokk. il faut bu ñu leen joxee lii. ñu jox ñu lii loolu moo tax la France avait un devoir man français yi ma dégg tey ñu nekk ci benn débat sur la coopération internationale di wax diggante Sénégal ak France ku leen waxoon indi leen ay nit gannaaw ëllëg ñu indi ko
bu président de la République départ tey dem seeti Macron tey demain wax ak moom 3 jours ci ñiy ñëw avion bi di ñëw dinañ indi ñett wala ñeent wala juróom mais démissionné naan sa croissant. loolu xam naa ni lu la intéressé la. oui mais parce que loolu la ñuy dee président de la République nous protéger. d'accord président moo ñu war a protéger. moo yor suñu protection. d'accord moom lañ jox suñu xaalis président xam naa dinañ delluwaat un peu ci rapport yi parce que daf ci am rapport yoo xam ne dafa épinglé Sindiély Wade mooy ci wàllu Fesman bi ñu dellu si waat ci rapport yi nga xam ne jot nañ ko. mooy li ñu ci war a def mooy président justice def ci li mu war a def. mais du wax moo ci war a am ndax yaakaar nga ni loolu mën nañ ko élargir ba ci moom ak keneen ak ñëpp ci loolu. xam nga man mi la ne nañ atteewaat Karim Wade mais jeexal na xam nga li ma bu jëkk xam nga lire nga rapport yow. 2016 ban rapport la ñu génne 2016 2015 2016 2017 ñetti rapport yooyu fekk na fi si njëriñ at yooyu la yow jaaxle wala. ah kon lu ko ci boole. ba mais xam nga dañu nekk ci politique ñoom te mënuñu fexe ba scandale yi rëcc leen ñiy toppatoo nag pour ñu rëcc bu ñu rëcc problème bi mooy est-ce que la Cour des comptes est-ce que le procureur est-ce que le président de la République est-ce que le président Macky Sall est disposé à régler ce problème conformément à la loi et aux instructions des corps de contrôle bi waxoon ne tel nit bu mu liggéeyati ci administration diw bu mu liggéeyati ci administration bu mu jegeeti administration nga jël ko def ko ministre Pape. kan la mooy OFNAC ak Cheikh Oumar Anne. waaw mais Pape kan la. mu indi livre bi ci Pape Alé bind aussi. waaw ma ne kan la Pape kan la bu mu jegeeti bu mu ñu jege. recommandation la rek. à recommandation. mais recommandation la rek. waaw mais Pape vraiment Pape recommandation bu toll noonu mu jëm ci président ci ku mu yónni ne ko seetal ma fay ko ne ko seetal ma mu seetal ko Pape man jaaxle naa de Pape waaru nga de ah. jërëjëf président Doudou Wade ma gërëm la sant la bu baax di la bàyyi bu fekkente ni am nga message boo xam ne mën nga ko def. waaw mais di wax ne rek Sénégal yi nañ ma baal àq ci waxin bi je pense que li ma fi wax rek lu ma ci waxoo te tudd nit wala tur am naa ay preuves yi ñaari tur laa fi tudd Amadou Kane ak Doudou Ndir ci OFNAC ak ci machin document yaa ngi fi am naa ko. li ci des mooy réew mi toll na foo xam ne fii à la kuliyaalin il faut ñu waxtaane ko. pour ñu defar ko il faut ñu nangu lal dëgg bu ñu lalee dëgg ba xam ne lii mooy dëgg te lii du dëgg bu boobaa mën nañu yëwalantale pour seet nu ñu koy régler. te bu boobaa dañuy jël élan bu bees dañuy am taxawaay bu bees dafa am situation xam ne yi bu ñu defee ne guerre rek la. li xew Rwanda ba ñu mën a am li ñu am du démocratie de situation bu ñu dund entre la guerre entre les Tutsis et les Tutsis. et les femmes. jigéen ñooñu ñoo jëkk a mobiliser. parce que ñoo sonn ci guerre bi ñoo suul seen doom suul seen yaay suul seen papa suul seen jëkkër ba pare boot ay xale di wuti lu ñu lekk moo tax seen taxawaay mel ni mu mel. moo tax lépp loo xam ne day yàq réew dañ ci taxaw pourtant le pays n'est pas totalement démocratique. voilà mais ngoonte boon dañuy xam lan mooy seen priorité mais il faut que loolu nag mu ngi ci loxo président de la République. président de la République moo am sañ-sañ teg moo am droit woote. moo am droit waxtaan mais dafa am obligation wu respecter nit ñi. ci seen ni ñuy nekkee mais aussi ca la muy arrêté ak ñoom. loolu dafa nekk loo xam ne lii lu war a nekk la et maa ngi baalu yàq ñëpp di wax ne réew mi kenn du ko defar ñun ñoo koy defar te am nañu ay nit am nañu ay capacité am na ay jeunes yu nekk ci réew mi yoo xam ne dañu mat. am na ay xale yu jàng. ci réew mi ci gouvernement bi ci assemblée bi. am na ay nit yu taxaw ay jeunes j'en ai vu. yu taxaw yu bëgg liggéey yu aw ñoo xam ne yenn saa yi dañuy am métit parce que yoon bi baaxul te kenn du leen déglu parce que je pense que sur cette question là plutôt sur ce qui s'est passé avec les Sénégalais le président Macky Sall a été mal conseillé moi je sais que dañ ko conseillé loolu mais mënu toog rek mënuma ci dara jéem na lu nekk am na ay jafe-jafe yu mu am daf ko jéem am na ay taxawaay yu mu am ci liggéeyam daf ko jéem am na taxawaay bu mu am ci famille daf ko jéem addunaam daf ci jéem ba àgg fi mu àgg moonte woon jéem mënu ko abandonné mais ñoo ko conseillé conseil bu baax donc il faut mu yëkkati la tête pour xool fi mu war a xool.
te situation bi yëpp parce que moom moo ko éclaircir moo ragal. il faut mu ne A la wala B mais mënul nekk A B. jërëjëf situation boobu mu nekk moo ko jëf équilibriste la te day dox ci weñ day daanu. jërëjëf il va tomber dans le ravin. merci beaucoup jërëjëf mu nekkoon président Doudou Wade di sam papa nag ma am mbégte wax dëgg yàlla recevoir la encore une fois ci plateau Faram Facce yaakaar naa ni yëg-yëg bi may am moom la ñuy seetaan di yëg itam mu nekk koo xam ni dafay tontu ci à cœur ouvert di wax ak yow loo xam ni itam daanaka loo mën a dégg la nga ànd ci ak nga bañ ci ànd loolu mooy li nga xam ne mën nañ la ko seedeel ci sa ay génn ñu ngi koy apprécier bu baax di la gërëm ci wuy si bi nga xam ne wuy si woon nga ñu ko ci télévision Futur Média. man tamit maa ngi lay gërëm j'avoue que sa émission dama koy waaj. yow sax xam nga ne dama koy wàcc. dama koy wàcc parce que fi may aw laa dul xam. te yenn saa yi da ngay bette waaw xam naa daal kuy ñëw di la seet si daal war na am xelu booy naar faal. mooy booy bëreeg waa ji xool ko sa kanam mais xool ko sa gannaaw dafay jékki-jékki féete la gannaaw. loolu moo tax maa ngi lay gërëm di la sant. merci beaucoup jërëjëf Wade. kon mbokk yi mu nekkoon seen émission Faram Facce ak télévision Futur Média ñu leen di jox rendez-vous incha allah àllarba boobu la di ñëw bu ci àllandee jërë ngeen jëf.